benn waxtu jot sànq mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor gi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki wàllub alam gi ak nag jën yi nga xamante ne ay jën yu bëri la teer nag ca plage bu Muyit nekk ca commune bu Ñebet Gandiol mi ngi faree ci bët gànnaaru réew ko Sénégal li ni mel nag sëngeemloo ñi nga xamante ne ñoo di nappkat ya fa duggulet nag ñu ko fay nemmeeku mbir moo xamante ne mel na ni mel daan ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ak suñu correspondant fële ca Ndar di Younoussa Gueye ba tey nag ci xibaar yi daañu wax ci wàllu politique ak élection paluk ñi nga xamante ne ñoo di député yi gannaaw tirage au sort gi nga xamante ne nag amal nañu ko alxamis gi ñu weesu ngir xam waxtu bi nga xamante ne moom la parti politique coalition ba parti politique di déposer seeni ay candidature bu ñu moywul nag pëccoxoo dina am ci mbir mi ni mel sabab li nag ñàkk sàmmonteeg bi la dogal ci yenn ci ay coalition ak parti politique naam ne sax commission réception bi ñu dénk nag lépp loo xamante ne jot jëm na ci wàllu jot dossier candidature yi moom nag jot naa yónnee bataaxal ci parti politique ak coalition parti dalan moo ko sabab daañu ko teewlu ci biir xibaar yi Abdourahmane li ma ñu fa demaloon démb ci biir xibaar yi article de la semaine seen rubrique ñu koy amal ayu bés gu jot gaaw tey ñuy waxtaanee nag tabuk Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ca mairie bu Dakar ak coow li nga xamante ne juddu na si taxawaay bi nga xam ne Barthélémy Diaz noonu la taxawee dàkkul benn yoon kalaame nag ci kanamu OIT di organisation internationale du travail ak gëstu gu yaa gi nga xamante ne nag amal nañ ko ñeel nag lu soxal organigramme bu nag collectivité territoriale ci xalima Assane Mbaye taskatu xibaar la fële nag ca quotidien l'info laaj ak tontu dox diggante ak El Hadj Malick Cissé ci mbir mi daan ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. xibaar yi ponk gu mujj gi li yéene kaay yi xëy fasal tey jii Assane Topp lañ ci àndal gaawoo juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2022 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si mu ngoog xibaar yi dañu koy tàmbali ca bët gànnaar ak réew Sénégal Gandiol rawatina ak gox bi nga xamante ne mi ngi nekk foofee nag ca dëkk ba di Njémét Gandiol ca plage bu Muyit nag ñu gis fa li nga xamante ne nag moo di ay jën yu bëri daal di teer ci plage bi loole nag du gulet ñu ko fay nemmeeku jural nag ñi nga xamante ne ñoo di nappkat ya fa ñu daal di sëngeem jamono ji nag ñu xam ne kon nag mbir mi kon bu ñu sañoon nag mu ami saafara ndax nag dafa daal di yokku ba woon nag ci 300 di nag ñetti téeméeri mètre yoo xamante ne ñu ngi ci doon nemmeeku teewaay yooyu la jën dem sax ba juróomi téeméeri mètre daañu ci dellu soit ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen i jotaayu xibaar ak Younoussa Gueye ba tey ci xibaar yi na ma leen ko junjee woon ci bopp gi ñeel wàllu politique ak nag tirage au sort bi nga xamante ne amal nañ ko ñeel nag ñi nga xamante ne ñoo fas yéene samp seen ndënd ci jongante politique ñeel élection paluk député yi ak nag nañu waree yóbbu seen i ay dossier ñeel nag dossier candidature tirage au sort bi nag fësaloon coalition parti yi ak parti politique yi waxtu bi nga xamante ne moom la ñu déposé yooyu les candidatures waaye nag bu ñu mënul pëccoxoo daañu ko ci nemmeeku ndax bésub démb benn coalition la ñu daal di nemmeeku ne dem na yóbbu li nga xamante ne moo di ay këyitam di nag lii di coalition defar sa gox li ni mel nag waral ñi nga xamante ne ñoom la ñu denk liggéey bi ñoom nag jaaxle la ñu daal di àndal am ne sax yóndee woon nañu parti politique ak coalition parti ay bataaxal yoo xamante ne fësal na waxtu ko ñu war a teew ca bërëb ba ñu nemmeeku ci reportage bu Abdourahmane Licha. ba midi tegale fanweeri simili daanaka coalition defar sa gox dong moo teew ca direction générale des élections waaye Mohamed Sey mi teewal boobule coalition daanaka yorut sax élément yépp yi nga xamante ni moo ko war a may mu déposé li nga xamante ni mooy dossier de déclaration de candidature boobule coalition nga xamante ni bu fukki waxtu tegalee fanweeri simili la ñu ko convoqué woon muy ay mbir yu njiital commission de réception des dossiers de candidature di ñaawlu. c'est à dire que dëmb avant ñu fiy jóge wax nañ ni ordre bi di demee ak ni ñuy passé biñ paree waxoon nañ ne fukk ci jiitu ñooy déposé tey mais malheureusement depuis 8 heures ñu ngi fi mandataires yi ñu ngi waroon commencer déposer à 8h30 mais ba fii ñuy waxtaane benn mandataire rek a fi teewagum pour déposer te déposé gul parce que mu ngi def quelques réglages techniques
pour mun a déposer mais comme yegsi na ba mu ngi toog ñu ngi koy mayagum. bataaxal ngir xamle turu coalition ba entité indépendante yi dañu ko war a def biigu bés bi nga xamante ni moom lañu war a déposer seen dossier de candidature muy lu ñu bind lu xonq ci bunt bi ngir attirer attention wu coalition yeeg entité indépendante yi waaye daa mel ni loolee amul jot njëriñ Abdou Aziz Sarr ngi naxarlu ne ci fukki dossier yi mu waroon a jot tey jii daanaka ñaar dong ñoo respecté loolee nga xamante ni yoon moo ko dëxëñ. waaw bu ñëwoon te defuñ li ñu war a def la veille moom juridiquement mënuñu déposer parce que mënuñu violer loi ñun on est des soldats de la loi li ñu yoon sant rek la ñuy def yoon moo leen ne nañu notifier au plus tard la veille bala ñuy déposer ku notifier wu nag mënuñ la tere nga ñëw mais mënoo déposer parce que c'est une formalité substantielle bala ngay déposer. ak lu mënti am boobule doxalin daana jur chamboulement di maanaam jaxasoo ci ku nekk bés bi nga xamante ni moom nga waroon a déposer sa dossier bu ko deful fii ak samedi nag mën na dem sax ba ñu dàq leen ci jongante palum député yu ñu jëm ya. Abdourahmane Ly ñu des ba tey ci wàllu politique ak élection paluk ñi nga xamante ne ñoo di député yi ci assemblée nationale ak coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mi nga xamante ne nag jot na teg ci loxo ki nga xamante ne moo di Mimi Touré di nag lu tollook ci juróomi junni ci ay parrainage moom ñu mën a xayma ci juróomi téeméer ak ñeent fukki junni yu teg juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaari parrain moom la daal di teg ci loxoy Mimi Touré mu di loo xamante ne nag daal nañoo nemmeeku ne région bu Ndakaaru département bi kon jamono ji nag moo jël raw gàddu gi ndax ci lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki junni parrain kon Ndakaaru jot nañu ko parrainé coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu wax ci beneen xibaar lu soxal nag UCG kërub liggéeyukaay bi nga xamante ne moom la ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllub yorin gi ci wàllub mbalit ci réewuk Sénégal kon UCG nag ki ko daal di wuutu di Sonaget loone nag waral nag ñu daal di jox kàddu ki nga xamante ne moo di coordonnateur bu UCG mu daal di dalal xel yi rawatina nag ci ñi nga xamante ne ñoo di liggéeykat yi ngir rek jëm si seen wàllub liggéey ak taxawaay bi nga xamante ne noonu la ñu taxawee woon ci liggéey bi Mass Thiam nag moo yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko ci micro Mamadou Sy. personnel bi vraiment je tiens à les rassurer parce que instruction yi nga xam ni moom la ñu jot ci président de la République mooy bu ñu yokkul du ñu wàññi donc vraiment je tiens à les tranquilliser au contraire Sonaget dina indi benn cadre juridique boo xam ne dinañu may ni mu ko président waxee ci conseil des ministres bi weesu convention collective yi nga xam ne dafa nekkoon en stand-by ñu mën ko appliquer li ñu ci jublu daal mooy améliorer les conditions de travail de la communauté du nettoiement donc vraiment je lance un appel aux syndicats et aux employés nañu déglu rek ndax président xam na exactement li muy def te réforme bi c'est le résultat d'un long processus de concertation et incha allah am nañu yaakaar ni ça n'apportera que du bien pour le personnel et pour le pays de manière générale. xam nga cadre de vie gën na yaatu wàllu déchet ab pàcc rek la ci mais yam solo mooy daal dinañu fexe ba nga xam ni Sonaget dina positionné wu pour apporter ay solutions ci anam boo xam ni dafa indi problème mu déchet lii changé mooy am na loo xam ni mooy suñu métier mooy mbalit tuuri mbalit loolu ñoom ñu ngi koy def depuis bi Sénégal nekkee lu bees yi ñuy indi mooy incha allah dañu dugal ay infrastructures yu bees yoo xam ne dina permettre ñuy mën a segg mbalit mi li ci am solo ñu mën ko dindi pour yónnee ko ci ay usines de transformation donc suñu métier boobu dafay demeurer mooy le service de collecte de tri et d'entreposage des déchets qu'on fait pour le compte des collectivités territoriales loolu ça va demeurer mais dinañ ci fexe daal ñu ci créer de la valeur en créant des filières de valorisation lu mel ni plastique bi wala ñamu mbaam yi organique bi loolu mën nañ ko transformer mu nekk compost mën nañu xool aussi li tubaab di wax combustible de substitution maanaam lépp loo xam ni mën nañ ko transformer mu nekk énergie wala courant dinañ ci jéem a jubal ñu àddu ci wàllu wér-gu-yaram ak ndaje bi nga xamante ne amal nañ ko démb lu ëpp nag fukki jëwrin di yëngu nag ci wàllu wér-gu-yaram ca fi nga xamante ne moo di dendoo Afrique jot nañoo teew ci boobule ndaje nga xamante ne nag ñu ngi ci doon waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllub chirurgie waaye itam li nga xamante ne moo di ay intervention obstétrico ak anesthésique lépp nag ngir xool naka la ñoo mën a ñoŋalee wàllub doxalin gi paj mi ci dendoo Afrique waaye itam àpp gi ñu joxe nag fexe nag ba fii rek atum 2030 lépp loo xamante ne jëm na ci wàll mi ñu daal di koy ñoŋal ci dendo Afrique ndaje bi nag ñu ko doon amalee fii ci Ndakaaru
ci teewaayu suñu reporter Mame Seynabou Babou. lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti ministre africain yu dénk wàllum wérgu yaram yu dajaloo ci symposium international bi ñu jagleel renforcement système soins chirurgicaux obstétricaux ak anesthésique jubluwaay bi nag mooy gën a dooleel accès soins chirurgicaux ci Afrique fii ak 2030. mooy fexe ba ñu am stratégie ci wàllu chirurgie mais stratégie boo xamante ne du pays bu nekk rek mooy nekk si sa koñ defar sa stratégie mais dañuy dajale xool naka la ñuy concevoir en même temps ñu bokk xalaat pour que avant 2030 lépp lu jëm si wàllu chirurgie rek ñu mën si bokk ay xalaat bokk si stratégie bokk si luñ si dem itam. ci biile occasion jëwriñ yu ñu dénk wàllu wérgu yaram xam ne ne navire bu gën a mag bu Global Merci dina teew ci Dakar ci 30 mai. koy wax Global Merci ONG Merci Ship moom ko bateau boobu dana yegg si Dakar le 28 mai bu ñëwee nag le 30 incha allah chef de l'État yi danañ ko lancé président Macky Sall mooy présider loolu occasion boobu nag la ñu am pour lancer lu ñuy wax déclaration de Dakar si wàllu chirurgie dana fekk effectivement ñu waxtaane ko bu baax tey expert nañu pare may féliciter ONG Merci Ship. ci lëkkaloo état du Sénégal ak Merci Chips ay junni nit seen xar kanam yanjaat na ay personnel de santé tamit tàggat nañ leen. fi may wax ak yéen ay milliers sénégalais donc jël nañ leen en charge opéré leen si bateau bi xamante ne moom mooy fi nekk ñu koy wax Africa Merci loolu dafa am solo la si chirurgie complexe mais aussi si biir bateau bi dañ fi def ay opération de formation yoo xamante ne danañu permettre suñuy personnel di nekk donc si bateau bi ñu trouver un moyen pour échanger expérience. lu tolloog fanweeri dëkk nag ñëw nañ ci bile rencontre lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti ministre africain yu ñu dénk wàllu wérgu yaram tamit nemeeku nañ leen fi lii leen nag li ko waral mooy fexe rek ba gën a dooleel seen askan ngir ñu am soins yu ñuy teewoo. Mame Seynabou Babou gannaaw wér-gu-yaram ñu àddu ci wàllu ak kaaraange ak ki nga xamante ne moo di Aliou Ba moom nag moom mooy commissaire gu yees ca commissariat central bu Kaolack kon daal dañ ko teg ci toogu gi ki ko jox lenge yi nag di directeur général bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub sécurité publique Aliou Ba ñu fàttali nag moom moo nekkoon njiital division des investigations criminelles jamono ji nag ngir wattu kaaraange askan wi moom nag ma ngay sàkku ci askan wi si boppam ngir rek ñu daal di ci dugal seen ko loxo bu baax taxaw itam ñi nga xamante ne nag ñoo di takk der yi ngir ñu gën a mën a matal seen ko liggéey ca Kaolack la ñu daal di dem fekk fa suñu correspondant di Adama Sara. ay mbokk ay xarit ay jegeñaale ñi la ñëpp nag teew ngir wone ci nga xamee ne am nañ ko ci ki nga xamee ne day jamono ji nag moo di commissaire central bu Kaolack mu nekk nag ab prox ndoll goo xamee ne day kii di commissaire Aliou Ba dal na ci profito ngir rek wone ne moom day dafa ñëw ngir tàllal loxo ñëpp ngir ñu ànd liggéey. Et je dis à mes jeunes collègues. yéen ñi nga xamee ne yéenay samay natango jàpp leen ni ñëwuma fi ngir rek amal lii di wàllu commandement dama fi ñëw ngir ñu fas yéene joxante loxo liggéey ndax kat li nga xamee ne yàlla may na ma ko ci expérience ndax kat ku def lu toll ci 20 at ak juróom ci wàllu ko police war nga mën a am loo xamee ne war nga ko mën a jëriñ ñi nga xamee ne ñoom ñoo di ñi la féete ndaw te nekk ci métier bi looloo tax ma leen di tàllal loxo itam ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi ak ñii di militaire ak paramilitaire yi yéen day jàpp leen ne dañoo war a joxante loxo liggéey ndax kat liggéey moo ñu fi tax a ñëw ndax kat benn bëgg-bëgg dong lañu am moo di saytu kaaraange ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi. De faire en sorte que la population soit vraiment sécurisée. Directeur de la sécurité publique bi nga xamee ne day moom moo teewe woon lii di cérémonie d'installation bi di rafetlu bu baax nag jaar-jaar bi nga xamee ne day kii di commissaire Aliou Ba dal dina ko am. Pour le commissaire Aliou Ba. ñun de ñëw bi nga xamee ne commissaire Aliou Ba ñëw na ko fii ci Kaolack dafa dal suñu xel ndax kat Kaolack nekk na dëkk boo xamee ne dëkk diine la dëkk politique la nekk na itam ak célébé yoon ba tax na day expérience bi nga xamee ne kii di commissaire Aliou Ba am na ko dina mën a dimbale askan wi nga xamee ne ñoom ñoo yeewoo fii ci Kaolack loolu moo waral ñun de ñuy delloowaat njukkal ki nga xamee ne moom moo di commissaire Aliou Ba. Et tous mes vœux de succès. mu daal di bàyyeekoo ca DIC di division des investigations criminelles ngir ñëw nag jiite commissariat central bu Kaolack
kii di commissaire Aliou Ba jamono ji moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu kaaraange askanu Kaolack ngir ku tëdd mën a nelaw ba yandoor. Adama Sarr ñu wax ba tey ci wàllub kaaraange rawatina nag xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko jagleel ko wàllub terrorisme ci àdduna wërngal këpp loolee nag waral kuréel gi nga xamante ne moo di CEDEAO di nag kuréel goo xamante ne moom mooy taxawu réew yu faree ci Afrique sowu jant moom nag daal dinañoo amalub ndaje rek waxtaanee xeex gi ñu sumb jëm ci wàllub terrorisme waaye nag ndaje boobee lañ ca nemmeeku nag moo di ñàkk teewaayuk réewuk Mali mu di ndaje ñaari fan. ci diggante nag alxamis jàpp nag aljuma démb kon lañu ko daal di amal ca Accra waaye nag jàppale ne ñii di waa réewuk Mali naam ne sax ñoom daal di nañ leen a teg daan ak réewuk Burkina Faso ak Guinée ndax coup d'état yi nga xamante ne jot nañu ko fa nemmeeku wóolu lañ leen nag ci boobu leen ndaje ñàkk teewaayu réewuk Mali lañ ci nemmeeku njiitu réew yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci CEDEAO di waaye tam di chef d'état-major yi kon daan nañoo amalub waxtaan googee nag ngir lëkkale seenub doole xeex lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub terrorisme rawatina nag ci Afrique sowu jant. ba tey ci xibaar yi na ma leen ko junjee woon ci bopp gi tey nag seen rubrique article de la semaine di rubrique bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel ayu bés gu jot ñuy waxtaanee waat tabbuk Guy Marius Sagna ak capitaine Touré ca mairie bu Ndakaaru Barthélémy Diaz maire bu Ndakaaru ak dogal bi nga xamante ne nag jël na ko si kàddu yi nga xamante ne jot na cee jip ba njiitu réew mi Macky Sall ñu nemmeeku ci mu àddu si moom Barthélémy Diaz taxawaay bi nga xamante ne noonu la taxawee tàkkul nag benn yoon daal di clamé ca kanamu OIT di nag organisation internationale bi ñu dénk wàllub travail ak nag lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub organigramme collectivité territoriale gëstu gu yaa lañ ci amal rawatina suñu naataangoo ya nekk ca journal l'info waxtaan yi nga xamante ne nag sekk na kook suñu naataangoo itam El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ko ci seen biir rubrique article de la semaine. ville bu Ndakaaru fës bu baax ci xibaar yi fan yi rek Barthélémy Diaz dafa tab capitaine Touré mu doon conseil technique bi amee wàllum kaaraange sa boobu la jamono Guy Marius Sagna nekk conseil technique bi amee lépp lu jëm ci wàllum affaire sociale yoo lay recrutement indi coow président Macky Sall di artu Diaz fils moom taxaw fu mu taxaw yéene kaay bi di l'info ni Barth ak Macky jàmbaarloo bi tàmbali na. ma jàpp ni coolo boo nga xamante ni moo jiitu Barthélémy Diaz donc ci jamono yi Khalifa Sall tàmbale bi Macky Sall ñëwee au pouvoir en 2012 fekkoon na kii di Khalifa Sall depuis 2009 mu nekk maire de la ville de Dakar bi ñuy dem élection locale 2014 gis nga li fa xew ndax Benno bugguloon boobu Khalifa nekk seen candidat ñu écarté ko ci la Khalifa dem créer li ñuy wax taxawu Dakar ba gañewaatoon mairie bi donc coolo loo nga xamante ni ba tey dafa topp ville de Dakar ak kii di nguur gi donc mu nekk une opposition boo nga xamante ni ba léegi fayagul te dafa feeñ tamit ci cool yi nga xamante ni moo nekk man loolu laay wooye sax dimension politique wu cool yi parce que man jàpp naa lépp lu ko lal boobu ba léegi lii di politique da cee rax. lu mat a leeral mooy ci biir organigramme bi soxal collectivité territoriale yi am na ci ay dispositions yu ànd ak doxalinu Barthélémy Diaz loolu la rédacteur en chef bu journal bi di xamle waaye décret 2020-30 bi nga xamante ni moom mooy saytu lu ni mel jëm ci wàllu maire yi communes yi ak chef-lieu des régions yi lu leer la wax jëm ci poste yi ak tamit qualité yi nga xamante ni moo soxal agent yi. décret boobu moo nekk le décret 2020-30 moom mooy wax ni nga xamante ni collectivités territoriales yi. noonu la ñuy structuré woo pour mën a doxal seen politique mais ci boobu nag dañu c'est à titre indicatif donc nekkul loo nga xamante ni dañ leen a ne par force yi ngeen di jaar dañ leen ne nii ngeen war a doxee bu amee peut-être nag ay yeneen soppeeku yu ndaw ndawaan mën nañu ko comprendre mais maximum bi ci lii la war a yem donc noonu lañu ko tëralee mu nekk ay postes yoo nga xamante tamit dañ ne cabinet maire bi nangam ak nangam ñoo ko war a constituer mais bu ñu demee tamit ci biir taxi yi am na ci ay pronols yoo xamante ne Barthélémy Diaz mën na cee jàpp
pour justifier recrutement yooyu yi mu def tey jii nii. waa jàpp naa ne nag foofu mën nañ ciy waxtaan. mën na am copinage parce que Barthélémy Dias bi baatu campagne waxoon na ni digoon na ko gi man saa yu nekk bis bu ma faloo maire de Dakar dinaa la jël sama cabinet waxoon na it ni cabinet bis bu faloo dina ko jël. si jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi si alxames bi maire bu Ndakaaru ni du dellu ginnaaw benn yoon si yooyu la dogal. ku xam Bart dina xam ni du nekkul kuy dellu ginnaaw parce que Barthélémy Dias ñun ñu ngi bëgg a yàgg dans le milieu de la presse man bi la fusillade di am au niveau de la mairie de Moussa Creux j'étais là-bas du kuy daw quoi du ko nga xam ne tamit dina jël décision bu pare di arrière donc bi muy Barthélémy Dias doful man jàpp naa ne bi muy jël décision tamit saytu na ko seegaat ko xool ko parce que on est dans le cadre d'un état organisé te yorul mairie ndox moo yor mairie bi nga xamante ne moo gën a mag ci Dakar te am na ay conseil juridique et puis jàpp naa tamit dinañ ko encadrer jàpp naa ne quelqu'un comme Khalifa Sall ku xam décentralisation la donc jàpp naa ne dina ko teetee ba mu xam fu muy teg jàpp naa ne décision bi nekkul lu mu jël loo nga xamante ne da ko dafa xëy nii rek jël ko sur un coup de tête jàpp naa ne lu mu seetu la seegaat ko ba pare jël ko soo koy jël donc jàpp naa ne dina am fondement juridique dina am fu mu ko teg. nañu def nang maire si sa ay compétence nga war a yam waaye mbir mi warul rax politique nga xamal li ni mel si page mooy directeur bu ki jiite institut africain de développement local. maire comme ni ñu gis Sénégal fii nii dafa xaw a nekk loo xam ne poste bu xaw politique te Sénégal léegi tamit dañ koy politiquer c'est des stations politiques day gis maire bi nga xam ne dañ koy fal tey rek mu ñëw indi ay nitam bale fa nekk dàq ñu fa fekk ñëpp c'est souvent c'est comme ça te loolu lay wax ci kii donc maire bi mënul ñëw rek dañuy dàq ñu fa fekk créer ay postes yu yees ñëw teg ku mu fa ku neex mënul nekk dans ce cas dañuy nekk ci anarchie mais bu fekkee tamit tey jii nii dañ la fal amoo droit def li nga xamante ni moo la neex moo ñëw par exemple ne damay créer benn test poste sangam te jaaroo peut-être fi nga ko war a jaar parce que mairie lépp loo ciy def war nga ci waxtaan diisoo ak conseil municipal bi ba ñu tënk ko ba ñu valider ko ngay soog di ko mën doxal. diggante Macky Sall ak Barthélémy Dias narul yomb benn yoon si gàttal dualité moo am ci kaw diggante maire bu Ndakaaru ak njiitu réew mi. Assane Baye rédacteur en chef bu quotidien L'Info nekkoon ganu El Hadj Malick Cissé ci seen rubrique article de la semaine beneen rubrique article de la semaine ayu bés bi ñu dëgmal yemoo ko gaaw itam mbokk yi ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi li yéene kay xëy fësal tey ak Assane Papa. ak lu mu mën di doon tëradi gi ci wàllu ko politique naka jàmm suuxat ci réewum Sénégal bés bi le jour yi ni kay dal di yëkkatiwaat wàllu ko coow ak mandat bi fi doon ngawte président Macky Sall nag démb am na lu mu def ci xelam ndax nag junj na ko journalu groupe Média Invest Guinée moom njiitum réew mi nag jotlikoo nañu ci ay kàddoom muy xam ne ni bépp nguur gu fi toogati na jàpp ne dootul mën a rombooti juróomi at mu doon lu gàtt lool ngi rek mu daal di matal ay nisëram ki mébétam kem càkkutee fukk askan wi bala nga xamante ne sémb na ko mu daal di koy matale rook lool nga xamante ni tamit moom lañ ko daal di tënkee ci doxalinu ko administration kon loolee day gàtt lool mu doon it lu ñu war a xoolaat jëm ci yamalek mandat wala ay gi ci bopp njomboxtalu ka nguur gi balaa lépp di sotti Le Quotidien yéene kaay ma nga ne faax ci ëttub politique bi ngir waxtaane mbirum parrainage bi gantolooye lu ci daal di am tontu li ci wàllu benn bokk yaakaar ak lam ko ci féetale dem na ci lu ëpp juróomi téeméeri junni ci wàllu ko parrainage ci askanu ko Ndakaaru képp jot nañ ko naki démb rek ci loxal kilifteef gi kaay gi ne Ndakaaru ci wàllu ko parrainage yi ak lañ ci jox kii di njiitu réew mi kenn rawagu leen waaye nag ku tëb dal ci xal des na la beneen tëbin beneen ëpp jafe-jafe gu ñu war a lijjanti te fi mu toll ni li nekk na dànk fanaanal ci mboolem responsable yi mooy rek ñu daal di leeral ana kan moo jiite liste départementale bi wala nationale bi Amadou Ba man ci doon tudd kenn mënugu ci wax leer bu dee ne sax ñu ngi koy nguuramtu ci suuf élection député yi moom du ko fekk mu topp ci gannaaw président Macky Sall ba sax lu ko jege du kenn ku dul Mariam Soda Ndiaye député bi li doon ki gën a ndaw ci pencum ndawi réew mi ci ay at yéenekaay gi di bés bi la journée rocceeku na ci rang ba fas yéene doon ab yaay fal takk ndiggam ci wetu Thierno Alassane Sall ak i gaayam yi tënku ci coalition bi ñu duppee ak Sénégal démb la ko daal di xamle waa coalition boobee tamit ak seenaw say féete ci ku jëkk politique daal nañ koy dëggal dalal ko jàmm teeru ko tatagal ko xamal ko ne ko sa kër rek nga ñëw kon amoo fi ab yamuwaay duñu àkkee ji fenn nag fu dul ci géejiwaay libéraux yu foofee ñu nga takkatoo doon benn di xàcc
ko dóorandoo lay seen bëgg-bëgg waxtu wi tembe nag mooy Karim Wade ñibbisiwaat ci réewum baayam doon Abdoulaye Wade ngir bokk ci ñuy xëccoo ndombay tànk ci pencum ndawi réew ma loole nag def nañ ko seen ñi xale waxtu wi tembe ndax ñoom la ñu jàpp mooy ne rek ñibbisik Karim Meïssa Wade daal ci réewum Sénégal askan wi ñoo ko bëgg kem ni nga xamante ne moom la ñuy xaare ku ñoŋal seenu ko dundin ak lum ci mën doon rek dañu jàpp ne yile élection législative nag du yomb ci réewum Sénégal rawatina ci diwaanu ko Thiès fab Wade la def moom maire bi fi woon turam di Idrissa Seck doon njiitu parti réew mi ma ngi koy méngale ci journalu groupe Futurs Médias gi ne loolu ab nawetaan la woon te romb nañu ko fi mu toll nii nag nañu takk taxaw ne ci coupe du monde la ñu dal di jëm yilimaanu jëwdin ji fi woon ci nguurug Abdoulaye Wade di xam le ni loole maka man-manam du ko fekki ba rek muy aaki moo ngañaay yi ci diwaanu ko Thiès foqar ñi ko ci loxol ku jikko politique yi teg ko ci loxol jiitum réew mi doon président Macky Sall mi muy jàppal tànk ginnaaw ba mu gisee ni loolu rek moom war a mën a tax ñi daal di aar nguur gi yokk ko ndëgër lay ba la muy tabax mu mën koo teg fu gëte wóor ñi feral atub politique bi may xel tolluwaayu ko wér-gi-yaram gi ci réewum Sénégal ak bang-bang yi nga xamante ni syndicat yi ñi ngi ko jógte woon ba ci seen gànnaayal xare rek ne di delluwaat ci mbar lu dul ne rek nguur gi dafa dañ ci tànqamlu ak di tendeefal seeni tawat ki njàmbat jàng nañu ci suñu jëntub réew doon Le Soleil yéenekaay ne ginnaaw ay jàmm lépp dana tegwaat ci yoon ñi lijjanti jafe-jafe bi ci wàllu ko wér-gi-yaram ak li nga xamante ne xaatimoon nañu ko ci wàllu ko déggu rawatina lu jëm ci wàllu ko ndàmpaay yi mbaalu jee ci am dañu fekk ci journal bi mu ngay xam ne ne gouvernement bi nag ak tàlli dëggantaan la wone ndax def na sax yegg fu ñu ko xaarutoon bépp poñ bu ñu tegoon ci taabal bi rek jaayante na ne dana ci indi ko safara kémtalaayu kàttanam may leen ma nga ca diwaanu ko Cees ak libération yéenekaay musiba ga fa xewoon ak léegi toll ci ñaari ayu bis doon ab tànk bu làq juróom-ñetti at ñu naroon a lépp aw fanam yéenekaay gi libération ne yëf yi nag ma ngay gën di laar ndax ka ñu ne moo ko doon fexeel tàbbi na ci mbàllu ko wéyt ak der yi waajoojee nag ñaar fukki at ak benn képp lu làqoon jàppee nañu ko ca Daaru Salaam ki mu bëggoon a faat nag moo ko daal di feeñal ci jamono ji nga xamante ne fekkee nañu ko ab ngànnaay bu koy may mu doon def ay ñaawteefam te du ci tit baa mu raf ci waa daaru ci buñ moom ña ngay jooy seen doom ab waxambaane bu làq fukki at ak juróom-ñett beneen noppam moromam la joteek te jigéen moo ko waral ca la ko dabax ngànnaay fa la Badou Ndour jaare dem teer ñi rawale mu tere ji bammel te ñu ne moom la loxom taqrib ak der nag su ko ay gëti woomam di xaarandi ba kerek mu koy fekki ci këru ko dëgg ci biir kaso bi. Assane Top sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beek suñuy programme jotaayu njoloor gi fi lañu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di woyandi ci www.imedia.sn jaa ngeen jëf.